مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenentam bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi ñëw kon ci suñu ñeenteelu jotaay ci sharhul hamziya bu al imam abu abdullah muhammad al busayri radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu fi nga xamante ne nag moom lañ ci tolloon kon ci jotaay bi weesu mooy fi ñu tàmbale woon mooy fi mu naan wa badalil wujudi minka karimun min karimin aba'uhu kurama wa bada feeñ na minka ci yow sa jëmm ji de dafa feeñ sallallahu alayhi wasallam nekk koo xamante ne nekkam lépp karimun lu tedd la waaye tamit mbindeef yépp feeñ jëmmi mbindeef yépp nekk loo xam ne ci yow lañ jóge nekk ñu tedd waaye moo tax bi ngay feeñ nag processus bi nga xam ne moom nga jaar ba si jëmm ju tedd ji sallallahu alayhi wasallam daal di feeñ nag ci zahir loolu day min karimin dafa dukkee ci ñu tedd ci ku tedd muy Seydina Abdullahi ak Sayyidatuna Amina radiyallahu anhuma mu ne kon nag aba'uhu moo tax saxalal sax ne aba'uhu baayam yépp muy maamam yi kurama ñu tedd lañ nasabun moo tax aw askan la woo xam ne taxsabu dana am cër taxsabu booy koy xool yow ak da nga gis ne al ula kayoom xulaahu moom la rango maanaam rango gi mu rango cër googu gu rëy googu ak kawe googu nga xamante ne moom la rango loolu day xalla datxaa nga xamante ne danga maanaam boo ko xoolee mën ngaa njortu sax ne xalla datxaa daf koo nosewe nu al jawza'u li nga xam ne moom mooy buruju mooy néegu ni wala tatay biddiw yi mooy ay tatay biddiw mooy constellation yi nga xam ne mooy al jawza mooy les Gémeaux ñooñu ni mu nasewee nujumaha ay biddiw maanaam comme niñ ko waxee ne dañoo lëkkaloo comme ñaari nit yu lëkkaloo lañ maanaam nga xam ne seen biddiw yi dañoo leer maanaam surtout ñaari nga xam ne ñoom ñoo nekk ca kaw ci catu bopp maanaam dessin boobu nga xam ne mooy comme dessin wu doomu aadama lañ loolu kon moom waaye tamit maanaam day tekki tamit ne boo ko xoolee da nga gis sax ne xalla datxaa daf koo roy da ko maanaam mooy da koo toppandoo da koo taqlid maanaam mooy jawza'u ni maanaam maam yeneen bi saa saa ni ñu baaxee ñëw di lëkkaloo di baax di ñëw di lëkkaloo di baax da nga naan xanaa waawal jawza'u moom biddeewam yi xanaa nañ def ba maanaam dañ doon toppandoo maam yeneen bi saa saa nañ mel nga gis mu junj kon kawewaay bi ba nga xam te ne xattaa ba ci biddiw yi te moom mooy li ñu gis mooy li gën a kawe mooy biddiw yi fa ñu nekk moo gën a kawe waaye ñooñu sax mënuñoo dab li nga xam te ne mooy askanu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngir ne ñooñu sax dañuy roy li nga xam ne mooy askanu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci melo loolu nag maanaam boo xoolee waxin woowu maanaam benn métaphore la jëfandikoo foofu comme ni nga xamante ne noonu la leere moo tax mu ne xabaza
eskay habbaza aka sopplu bi ak lu di caq ak su dadin càng wa faxaarin ak puukarewu boo xamante ne anta yow mii yenente bi sallallahu alayhi wasallam fii yaa nekk sa caq jooja maanaam ci biir al yatimatu ndiis wa mooy lay wiit moo xam ne dafa wiit al asma bi adi ñoom nga xamante ne da ngaa wiit ci loola nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy ki nga xam ne dafa wiit ci loola te it yenente bi sallallahu alayhi wasallam njirim la maanaam benn mooy njirim la ci beneen bi ci des moom mooy dafa nekk koo xamante ne benn kii kese la maanaam benn kenn la ci ndeyam ak baayam maanaam moom amul mag amul rakk amul loolu yëpp am ko voilà amul kum bokkal ndey ak baay amul kum bokkal ndey amul kum bokkal baay maanaam moom kenn la voilà loolu muy diis woowa te loolu itam nga gis tamit mais yenent bi sallallahu alayhi wa sallam kon moo tax ci buntu ishaara moom alquran moom la doon junñu nan wala taqrabu maalal yatimi bu leen jegee alalu jirim ji te loolu mooy comme li Cheikh Ahmed Tidiane wax radiyallahu anhu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne Seydina Musa alayhi salatu wassalam dafa laaj gis yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñu ko déedéet loolu alalu jirim bi la bu leen jege alalu jirim bi maanaam moo tax gis yenent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla moom la ko yàlla jagleel voilà moom la ko yàlla jagleel wëlif ñeneen ñi ci des maanaam ci yenent yi alayhimu salaatu wassalaam moom la ñu doon wax ci qasida bi ñu d'ailleurs comme bii la moom lañu doon wax mooy jawahirul haqa'iq ad-daqiqa fii tajallil yaqutatil mutahaqqiqa sallallahu alayhi wasallam ne ru'yatullahi khussisat li'ulakum lakumu ya dalalatal urafa mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam yow de yaay ki nga xam ne gis yàlla dañ la koo jagleel ngir sa kawe waay voilà te loolu dañ la koo jagleel yow kese lakumu ya dalalatal urafa yow mi nga xam ne yow yaay tegtalu mboolem ñi nga xam ne ay nandite lañ ñii xam yàlla yëpp yow yaay kii nga xam ne moo yaa leen di orienté yoon wanu jaar yaa leen ca teg te yaa leen cee gindi kon loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy kon bayit boobu léegi mu teg ci ne wa mu xayyaa wa maanaam day dellu ci xabaza ba tey muy aka sopp lu tamit mu xayyaa gi xar kanam gu taaru gu rafet gii nga xamante ne kasham si kéem jant la waaye sax kasham si kéem ne jant bii sax sa xar kanam gi yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ko ci yow mu diun lay tàkkee maanaam jant bi sax daa ci yow mii lay tàkkee boo xam ne asfarat dafa leeral anhu wëllif ko laylatul guddi googee nga xam ne xarraa aji pell la mooy dafa ànd ak mooy leeraay bu ànd ak weex tàll mu ne loolu muy laylatul mawlidi guddi gis nga ci fii nii mooy fi muy tàmbalee noonu moom la defee transition bi léegi nag di ñëw ci maanaam jóge ci askan wi comme wa muhayya kashamsi minka mudi'un asfarat anhu laylatul gharra moom foofu la tàmbale ci wàllu gane adduna gi sallallahu alayhi wa sallam mu ne laylatul mawlidi maanaam gane adduna guddi gane adduna googu sallallahu alayhi wa sallam allazi bi nga xam ne kaana nekk na li diini ñeel diine ji sururun ak mbégte bi yow mi yi ca bësam ba wasdihaa'u ak ndam wata waalat te mu toftaloo bushral hawatifi bégale way xaacu ya annekat xat dëgg wuli daa gane na adduna al Mustafa kañu bellika sallallahu alayhi wa sallam wa haqqal hana'u aka yey waaye ñu bégteel nit ñi bégee ci loola aka yey waaye ñu ndokkalee ci loola mu wata daa moo tax xaroona iwaanu Kisra bala kooti Kisra ya mooy seen palais ya mooy xusuur rek mais sauf que iwaan ñoom buñ koy wax dañ koy wax ci maanaam loo xam ne dafay àndaale xeetu institution da ci nekk mooy kon palais boobu nga xam ne yu Kisra ya dañoo xar comme niñ ko gisee woon fukki xar ak ñeent loolu jaaxal gaa yi mu ne walaw laa budul woon ab aayatun ab kiimtaan baatu aaya bi dinañ ci ñëw incha allah ci kanam bu ñuy wax ci mu'jiza yi ci fi muy tuddee loolu aayatun ab kiimtaan mi ngi ko bu tukkee ci yow maata daa kon day du woon xaroo albinaa u tabaxee kon de tabaxee duñu woon xaroo waaye waxadaa mu xëy kulla bayti naarin bépp tàkk safara bi nga xamante ne fii nekkoon ñetta
te mooy Furs yi ba tey mooy Perse yi ñoom ba tey seen tàkk-tàkk safara yooyu ñu doon jaamu daal di xëy wa fii te nekk na ca kurbatun ak njàqare bu rëy rëy maanaam problème bu rëy la leen teg min xumudiha ci ak fayam nga maanaam ak giimam nga wa bala'u ak nattu maanaam problème bu rëy la leen teg maanaam vraiment fitna la quoi bu rëy rëy ci ñoom wa uyunun waaye tamit sew ndeye ba tey mooy ndox yooyu ñu doon jaamu lil Fursi ñeel ñoom Perse yi ca saawata ñoom day gaarat dañoo xent maanaam dañoo jékki-jékki rek amatuñu dara ci ndox fa xal waaw moo way ndax kaana nekk na li xeetu kokkali la comme niñ ko gisi woon ci jotaay bi weesu kaana nekk na li niiraanihim ñeel seenu tàkk-tàkk yee bi xaa ci ndox yee itfa'u akuk fay maanaam ndax ndox yi la ko fay mooy lan ndax ndox yi lan moo ko fay ndax tàkk-tàkk kii nu mu tudd ndax tàkk-tàkk yi bokk ndox mi moo ko fay waaye déet waay loolu yanoon maanaa waay maanaam loolu day delluwaat rek ci li mu wax rek ne te loolu leeraloon na ko ci bayit yi ko jiitu bi mu naan walaw laa ayatun minka maata daal bina'u maanaam kon bu dul woon ab kiimtaan ak aaya maanaam mandarga buy wane ne yow yenente nga sallallahu alayhi wasallam te yow yaa ñëw ngir yàq li nga xam ne moom mooy caaxaan saxal li nga xam ne moom mooy dëgg kon qul jaa al haqqu te yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy dëgg googu nga xam ne moo dikk ndax bi mu dikkee qul jaa al haqqu wa zahaqa al baatilu innal baatila kaana zahuqa maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo dikk di dëgg waxal ne kon dëgg dikk na wa zahaqa al baatil caaxaan nen na caaxaan sanku na maanaam caaxaan raja xew nañ ko voilà innal baatila kaana zahuqa caaxaan moom ci sanku ci neen la jëm de toute façon dëgg neen lu dul dëgg ci naax saay la jëm mooy naax saay voilà naax saay la voilà mawlidun gane adduna la boo xamante ne kaana nekk na minhu ci sababu gane adduna googu fii tali al kufri ci feeñu kéeféer wabaalun ak alkande alayhim ci ñoom wa wabaa'u ak mbas loolu moom mooy li nga xam ne moom lañ gisoon ci suñ jotaay bi weesu léegi nag mu ne fa hani an waay ndokkale fa hani an bihi li aminatal fadd lullazi shurrifat bihi hawwa waaw fa hani an waay ñu ngi ndokkale bihi ci gane àdduna ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi koy ndokkaleel de li aminata ñeel sayyidatuna aminata bintu wahb ibnu abdi manaf ibnu zuhrat nga xamante ne moom it noonu la askanam tedde comme sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibnu abdullahi ibnu abdul muttalib ibnu abdi manaf maanaam noonu tamit la askanam tedde sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye yaayamit maanaam ci wàllu baay ak ci wàllu yaay noonu la askanam nekkee askan wu tedd kon moom mu ne kon ñu ngi koy ndokkale moom soxna Amina radiyallahu anha comme niñ ko gisee ci jotaay bi weesu Amina lay tekki ku ñu wóolu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy al aminu mooy ki nga xam ne mooy ku ñu wóolu ku mag ki mooy curateur ki nga xamante ne digne de confiance la moom dañ kaa wóolu nga xamante ne dañ koo dénk mbir yi am na nag ay xeetu nitu yàlla yoo xamante ne ñooñu li ñuy tuddee al umana mooy ñi nga xam ne dañoo maanaam ñoom kenn ku ci nekk ci ñoom amin nga ndax donn gi nga donn yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci wàllu googu moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu nekkee maanaam laataa ñu koy yebal moom ci umana yooyu la bokkoon voilà maanaam nga nekk koo xamante ne boroom martaba yu kawe yooyu nga xamante ne ay càppaacoli lañ ci jamono boroom subhaanahu wa ta'ala dénk leen wàllu zahiri ak wàllu baatini ñooñu nag al amin bu mag bi mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam mais al amina bu mag bi mooy yaayu yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax moom la yàlla wóolu ci mboolem jigéen ñi mës a am ak ñi ami ji
ngir bu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi gën ji mbindeef naree war a yegsi ci kaw suuf moom mu jaaree ci soxna soosu moom rek la ci yàlla wóolu martabaam ci jigéen beneen doyu ni te loolu sikk nekku ci moom la imam al-Busayri radiyallahu anhu di junju fii ci di leeral ci wàllu googu gis nga yi ñuy wax naan jigéen ji moo gën ñu di wax sax sayyidatu Maryama ñu di wax sayyidatu Fatima ñu di wax sayyidatu Khadija wala sayyidatu Aisha radiyallahu anha wala jigéen ñooñu nga xamante ne ñoom boroomi ngëneel lañ soxna Asiya ak radiyallahu anil jami'a ñii ñëpp ñuy wax ñoom ñëpp seen mbir li muy rëy yamuñu ak soxna Amina radiyallahu anha ba nga xamante ne moom la yàlla wóolu ba mu indi ki nga xamante ne moom moo gën ji mbindeef ci sallallahu alayhi wa sallam te leer gu tollu noonu moom rek a ko attan ci mbooleem jigéen ñi mës a exister ak ñi exister ci ba tax mu gane àdduna jaare ko ci moom sallallahu alayhi wa sallam loolu nag mbóot bu xóot la boo xamante ne yàlla moo ko dëxëñ defal ko moom ba pare wëlbati ku nëbb ko comme ñi nga xamante ne ñooy umanaa yi noonu lañ mel tamit umanaa yi à la limite soo leen xamul dëgg-dëgg danga leen di jàppee comme nit ñi simple ñi ñoo xamante ne dëgg-dëgg waaw xëy na day diine ñor na leen ñoom day moom day jàng na wala yooyu loolu yow foofu ngay mën a yam ak ñoom mais xam dëgg-dëgg seen niveau spirituel maanaam fan lañu yegg dëgg-dëgg ak nan lañu mel dëgg-dëgg ak nañu jeexee ci borom subhaanahu wa ta'ala nañu jeexee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu dëgg-dëgg maanaam mën nga dund ak ñoom sax te doo ko sax imaginer waxuma laak di ko soupçonner hatta ba sax imaginer ni loolu war naa mën a ne moo tax sayyidatuna Amina radiyallahu anha bu ñu gisee borom xam-xam yi di waxtaan di wuute ci ay mbiram ak di weeranteeka lu ne ñu dugg ci wàllu googu di lay ñii di lay di wane ni am na ngëneel ñii naan jullit la ñii naan déedéet du jullit xataa booy li ëpp ci borom xam-xam sax dañoo saxal seen sax du woon jullit loolu mooy li ëpp ci borom xam-xam yi li ñu wax doonte du li wér parce que am na différence entre li ëpp ci borom xam-xam yi li lañu wax ak ne lii mooy li wér waaye soxna Amina radiyallahu anha sikk nekkul ci ne moom moo leen gën amul loolu amul tappale amul werante maanaam ci ñi nga xam ne dëgg xam nañu borom subhanahu wa ta'ala ubbil na leen ci ay mbiram ba ñu xam kan mooy soxna Amina radiyallahu anha jigéen jooju nga xam ne moom mooy sababu feeñu zahiru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko xam wallahi doo sikki sàkk ci gëneel gi nga xamante ne moom la radiyallahu anha te xoolal Amina soo xoolee mooy 96 la maanaam boo ko xoolee sax tur yeneen bi sax dafa feeñ ci turam parce que Muhammad 92 la boo ko boolee ak ñeenti xaraf yi ko composé daf lay jox 96 te loolu noonu di wane jeex takk gi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jeex ci yàlla dafay feeñee tamit ci Allah bi nga xam ne 66 la mais comme laam bi dafa am shadda boo ko compter muy ñaari muy kon beneen laam shadda boobu muy 30 muy 66 plus 30 muy 96 kon nga gis ne soxna Amina tamit borom subhanahu wa ta'ala da koo jeexal ci boppam ba pare nëbbu ko feeñulu ko mais gane gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam gane àdduna moom moo feeñal yàlla mais aussi boo xoolee Allah maanaam soo xoolee 96 mooy salaatu julli te mooy jaamu yàlla gi gën a rëy te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu nekk ak yàlla kese ba dara dul dara fii mihraabi ayniha foofa julli la fa doon def
al musalli fi mihraabi ayniha yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli la fa doon def salaatu te salaatu boobu 96 la nga gis ne secret boobu day dellu ci xagara booba ca jamono jooja ba dara dul dara place amul temps amul dara amul du dara lu dul yonent bi sallallahu alayhi wasallam xaqiqam nekk fekk borom subhaanahu wa ta'ala jeex te xaqiqa en tant que jaamu yàlla yi kese bu raxul dara te sax jaamu nekk gi pas ci turam ak meloom yi foofu la soxna Amina foofu la ko borom subhaanahu wa ta'ala tànne ngir ne buy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jëmmum ju tedd ji di feeñi ci jëmm ju tedd jooju radiyallahu anha lay jaare ba pare bu indi ko ci jamono joo xamante ne xamuñu yàlla maanaam nit ñi kéefir daf fee tasaaroo nit ñi xamuñu dara ci wàllu yàlla moom mu feeñal ko ci jamono jooju ba pare nëbb ko mais li ci gën a yéeme du nëbb gi mu ko nëbb yéefir yi nëbb gi mu ko nëbb boroom xam-xami jullit ñi loolu moo gën a yéeme maanaam loolu moo gën a yéeme loolu day feeñal mandarga maanaam martaba bu kawe bi mu nekkee xataa secret yeneen yi alayhimu salaatu wassalaam soxna Amina da leen a dajale woon ci jëmmi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi mu amal maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom moo dajale secret yeneen yëpp alayhimu salaam bi muy gëne àdduna dafa mat sëkk ci mboolem anam yi ndax fa ñeneen ña yam ñoom moom fu weesu foofa la tàmbalee moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam boroom subhaanahu wa ta'aala lëkkale xaqiqam ak xaqiqa yeneen yi alayhimu salaam moo tax Amina boo ko xoolee 96 la ba tey mais al anbiya 96 la tamit ba pare 96 boobu ay xaqaat yu bari nekk nañ ci te lii nii rek doy na ci nga xam ne ki ñuy waxal du ku ndaw et puis est-ce que xam nga ni sirru Amina mooy 596 mooy ruuxul Qur'an mooy 596 bu fekkente ne lii doyul junju pour nga mën a imaginer à peu près parce que du tax ñu xam ko parce que ku mel noonu martabaam day ëppante ak nit ñi di ko xam mais nga am aperçu ci kan la war a doon radiyallahu anha te ñu bañ koo tuutal daal maanaam bañ koo doye dal quoi voilà rawatina di wax yoo xamante ne du teggin hatta yoo xamante ne yow bu doon dëgg la sax waroon ngaa am humilité ak kersa ci kanamu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba ne na wax dëgg yàlla nag li ma mën a wax rek mooy ne suñu yoon nekkul ci masala boobu par exemple yu mel noonu parce que amaluñu njariñ par exemple ndax mi ngi àjjana mi ngi safara loolu ban njariñ lañu amal ñun ban jëf lan la alors que tey bu ñu gëmee ni ku yàlla màggal la te doy na ci yàlla màggal na ko mooy gane àdduna gi yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam gane àdduna te mu jaare ko ci moom loolu rek doy nañu ci màggaay ne ku màgg la mais ñu jàppe ko noonu maanaam le minimum mooy ñu jàpp loolu ci moom radiyallahu anha te bañ fee nekk di dugg ci ay détails yoo xamante ne amaluñu njariñ te mën nañoo indil ak alkane yàlla nañ yàlla sàmm parce que ñàkkee tegg parce que imaginer que nit ki léegi nañ jàpp par exemple ki jàpp ne waaw du woon jullit nangam xeet yooyu maanaam gëmutoon yàlla nangam ni maanaam ki jàpp loolu léegi nañ imaginer benn mbir kese léegi nañ imaginer ni dafa juum te xaqan dafa juum mais nañu imaginer ni moom ci boppam mu jàpp ne possibilité wu mu juum am na ci mbir mi
et que en réalité dafa juum waa léegi kon wax yooyu mu doon wax lan moo tere woon mu xam ne possibilité njuumte am na ci parce que kat yàlla mi borom subhaanahu wa ta'ala ku mel ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak li mu doon lépp wax dëgg yàlla mu di ko jaarale ci ko xamante ne man ni ma xalaatee ci jigéen jooju noonu la mel non loolu li gën a wóor mooy ma maandu est-ce que loolu gënutoon mooy li gën a wóor mooy ma ne rek masala boobu masala la boo xamante ne amul lu ñu njariñ ala kulli xaalin maanaam amul ñu jëf ajuwu ci kon nag masala boobu naa ko bàyyi ci loxol yàlla ba keroog borom subhaanahu wa ta'ala dina ubbee ci mbir moom ma am lu ma ci xam lu wóor loolu yaakaar naa moo gën a maandu pour ñi nga xamante ne xamuñu gëddam xamuñu cëram mais doo gis nitu yàlla bu sikki sàkk ci màggaayu sayyidat Amina radiyallahu anha d'ailleurs loolu sax la ñuy wax suñu ko tuddee radiyallahu anha la ñuy wax ndax xam cëram ak màggaayam kon mu ne fa hani an way ndokkale dañ ñoo dokkale bi ci moom li Aminata ñeel sayyidatuna Amina radiyallahu anha al-fadl ngëneel allazi bi nga xam ne shurrifat terale nañ ko bi ci moom Hawa soxna Hawa alayha salaam maanaam dafa tudd soxna Hawa alayha salaam tudd soxna Amina radiyallahu anha bu ko defee ñeneen ñi ci diggante bi yépp ci ay jigéen ñi nga xamante ne ñoom ci la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaare ci ñoom ba gane àdduna mu tuddaale leen ne ngëneel gi sayyidatuna Amina amee radiyallahu anha moo ëpp doole ngëneel gi nga xamante ne moom la soxna Hawa amee alayhi salaam ndax soxna Hawa même bu dee moom mooy maamu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci zahir mooy maamam waaye maamam la mais à travers ay intermédiaires yu bare alors que soxna Amina radiyallahu anha moom ci boppam maanaam directement amul intermédiaire digganteem ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ngëneel gu rëy gu mag gi moom moo ko yore waaye ngëneel googa soxna Hawa alayhi salaam daf ci teddee ndax nekk ga mu nekk maamam ak ñeneen ñi nga xam ne ay maamam lañ te ñooñu ñëpp nag di ñu baax di ñu sell comme li Yonent bi waxoon sallallahu alayhi wasallam maa wulidtu min sifaahin ganewuma àdduna ci ak dundin wu ñaaw dëkkin góor ak jigéen bu ñaaw déedéet du ci wàllu ndey du ci wàllu baay comme niñ ko xamee Yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko yàlla boroom sortal da ko tànnal la gën a sell ci ñu gën a sell comme niñ ko gisee woon ci askan bi léegi ci jotaay bi weesu mu ne kon waaw moo man li Hawa waaw man ana kan moo fi nekk li Hawa ñeel soxna Hawa alayha salaam kan moo mën a taxaw di jël défense su soxna Hawa wala mu koy ràmmulu wala mu koy waxal di ko jéem a layal ci ngëneel ci kaw soxna Amina annaha nakat moom xamalat de ëmb na Ahmada soxna Sayyiduna Ahmad sallallahu alayhi wasallam muy turam ci Tawrat waaye tamit Sayyidina Isa alayhi salaam moom la bégale wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad moom yent yàlla Isa alayhi salaam ne damay bégale ci ab yenent boo xam ne day ñëw sama ginnaaw sama turam mooy Ahmad muy tur boo xamante ne xaqiqatul ahmadiyya lay junj léegi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam réalité Ahmad boobu nga xamante ne mooy ki nga xam ne moo gën a sant borom bi subhaanahu wa ta'ala ndax Ahmad day tekki Ahmadul Hamidina wala Ahmadul Mahmudina mooy ki gën a sant yàlla ci ñi sant yàlla wala boog mooy tamit ñu ne maanaam te dafa ànd ak nekk tamit
ki ñu gën a sant ki ñu yàlla sant te mooy ki ñu gën a sant itam ci ñi mboolem mbindee fi sant kooku mooy Seydina Ahmad sallallahu alayhi wa sallam nekk turu baatinu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wala boog baatinam sallallahu alayhi wa sallam loolu moom moo tax xaqiqatul ahmadiyya nekk lu làqatu lu nëbbatu lu sori lool gannaaw xaqiqatul muhammadiyya mu gën a làqatu encore que xaqiqatul muhammadiyya kon yenent bi sallallahu alayhi wasallam ki nga xamante ne moom mooy ki ñëw nag indi ko ci àdduna ci zahir kooku kan moo mën a défendre soxna Hawa alayhi salaam ci kanamam pour maanaam ne serait-ce que ngënalante am na nag boroom xam-xam yoo xam ne rahmatullah alayhim surtout ci shuraax yi ku mel ne al-Hafiz Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah moom dafa jàpp ne même bu fekkente ne soxna Hawa moo gën maanaam soxna Amina radiyallahu anha dafa am cër bi soxna Hawa quand même moo gën salaam mais loolu noonu dëgg-dëgg nekkul lu ñu ànd ci mbir moomu te li tax ànduñ ci mbir moomu am na luñ ci junj ci bi ñu nekkee di wax léegi nii ci wàllu soxna Amina radiyallahu anha loolu gëneel gu rëy la ni ñu mën a waxee ni soxna yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo gën sayyidna Adama alayhi salaam noonu dong la ñu mën a teg diggante soxna Amina ak soxna Hawa alayhi salaam te en réalité baatin bi nekk ci sayyidna Adama alayhi salaam ba mu nekk baayu bindee fi xaqiqatan nekkul ci sayyidatna Hawa alayhi salaam maanaam ci anam googu yëpp dëgg la ne moom moo jur mbindeef yëpp mais secret wu sayyidna Adama alayhi salaam bii daw ci doomu Adama yi wuute na nekkoon ci sayyidatna Hawa bii daw ci doomu Adama yi ba tey du benn hatta moom soxna Hawa alayhi salaam ci maam Adama la génne kon bu ñu mënuñu rek sukkandikoo ci ne kii moom moo jur ñee këni moo gën ak ngëneel duñu ko nattee foofu naam soxna Hawa alayhi salaam nekk gi mu nekk suñu yaay ñun ñëpp boroom ngëneel bu rii la boroom martaba yu kawe la moom mooy ndeyu mboolem yeneen yi alayhimu salaatu wassalaam d'ailleurs loolu le fait que mu nekk maamu ñëpp ak ngëneel yu rëy ya ca ne loolu lay imam al-Busayri radiyallahu anhu di junju fii di la wan ne loola bu mu tax nag nga jàpp ne kii dafa indi yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam kese kee nekk maamu mboolem yenent yi alayhi salaam kenn nga jàpp ne kii wa gën déedéet yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom kenn ki mu ne mooy al-yatimatul asma boobu kenn kooku moo gën ñeneen ñëpp suñu leen jëlee par kenn mais tamit suñu leen boolee ñu ñëpp moo leen gën au contraire ngëneelu ñooñu ñëpp suñu leen boolee du dara lu dul toq ci géejam moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dëgg-dëgg moom ci boppam moom mooy sabab bi sallallahu alayhi wa sallam mooy balluwaay bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu mu nekk loo xamante ne lu mat a bàyyi xel la mu ne kon man li Hawa waaw kon kan moo fi nekkal soxna Hawa alayhi salaam annaha naan kat moom xamalat dafa ëmb Ahmada yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi sayyidna Ahmad alayhi salaatu wassalaam aw wala boog annaha naka moom kat bihi ci moom sayyidna Ahmad yent bi sallallahu alayhi wasallam nu fasaa u boroomu gësin la maanaam mooy gësin moom mooy deret ji nga xam ne moom la jigéen ji di gis ginnaaw bi mu juree doom maanaam li mu bëgg a wax rek mooy ne soxna Hawa am na loo xamante ne soxna Amina budul dara maanaam buñ génnewul lépp budul dara soxna Amina ngëneel googu mu am rek radiyallahu anha tax na moo gën ñëpp ci jigéen ñi ba soxna Hawa ak mboolem lu mu jur soxna Amina leen di gën radiyallahu anha lu tax
mu ne parce que moom moo ëmb yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba pare moo ko jur loolu mu dajale moo loolu rek ne serait-ce que loolu tax na mu gën ñëpp maanaam loolu la imaamul Busayri di leeral fii mu ne yow ma bis booba moo tax ngëneel googu am na yow ma bis booba nga xam ne naalat am na ko moom ma ngi koy am bi wat'ihi ci jur gëm ko jur moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam kan ibnatu Wahbin doomu Wahb bu jigéen ba muy sayyidatuna Aminatu bintu Wahbin te xoolal ma Wahb xam nga Wahb 13 la ahad maanaam xataa ci baatin da ngay gis maam ci à travers tur yi rek boroom subhaanahu wa ta'aala da lay wanaale xaqaa'iq yi nga xam ne ñoom la lamboo ne moom mu nga nekkee ci xadara bi nga xam ne xadara boobu dara nekk fa lu dul ahad al ahadiyya boobu nga xamante ne ci la lépp balee maanaam boroom subhaanahu wa ta'aala après xadara boobu ci la feeñoo ci xadaratul wahdatul mutlaqa mooy baatinu xadaratul wahdatul mutlaqa mooy ahadiyya maanaam nga gis kon soxna Amina fan la ko boroom subhaanahu wa ta'aala tànne sellale ko fa radiyallahu anha waaw kon moom mi nga xam ne mooy doomu Wahb kooku moom mi ngi am gëneel googu rek maanaam ne serait-ce que ci jur gi mu jur yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne loolu day la mu amee min fa xaarim ci puukare maa mbir la moo xam ne lamtanalhu amu ko mukk an nisaa u jigéen ñi ñoom ñëpp suñu leen boolee jigéen ñooñu amuñu gëneel googu soxna Amina rek ko radiyallahu anha moo tax nag wa atat dikk na xawmaha aw nitam maanaam dikk na aw nitam indi na am nitam bi afdal ci li gën mimmaa ci li nga xam ne xamalaat ëmboon na ko xablu ci li jiitu Maryamu soxna Maryamu al-Azra ba nga xam ne moom mooy jànq bu sell ba maanaam yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamante ne moom la indi moom soxna Amina radiyallahu anha moo gën sikk nekku ci yent yàlla Isa alayhi salaatu wassalaam ngëneel yooyu ci ay buntu yu bari la ne mais yent yàlla Isa alayhi salaatu wassalaam benn faydu la ci faydu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam benn xéewal la ci xéewal yenent yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam loolu romboon nañ ko ci jotaayu njëkk ni mu mel ak yeneen yenent yi alayhi salaatu wassalaam kon boo gisee bi mu naan mim maanaam maa boobu boo xoolee da nga naan ismu mawsul li ghayri aqil la mais sauf que ci naadira alquran dina koy jëfandikoo di wax maa fekk lim ci jublu moom mooy nit kuy xalaat voilà par exemple unzuru madha fi samawati wal ardi xool leen lan moo ne ci asamaan si maanaam yàlla mi feeñee ci asamaan yi suuf si ak tamit comme par exemple wama taghidul arham maanaam bi muy wax wama tasdat voilà ak tamit fi mu naan fii am na yeneen aay yu bari yoo xamante ne day wax ma fekk kuy xalaat la comme inkihu ma taaba lakum minan nisaa voilà takk leen li teey ci yéen mooy ñi ngeen bëgg minan nisaa ci jigéen ñi nga gis maa lañ jëfandikoo loolu léeg-léeg alquran jëfandikoo am na ci ay aaye yu d'ailleurs yu xaw a limu sax mat na juróom ba juróom benn aaye yoo xamante ne dañuy jëfandikoo ma fekk kuy xalaat lañ ciy jublu kon fii tamit maanaam mooy dañ koy jëfandikoo mais ci arab yi dañ koy jëfandikoo ci lu tumranke
maanaam bariwul naadir la quoi lu tumuranke la fii li nga xam ne moom la wax tamit fii nii ci bayit bi mooy soxna Maryam alayhi salaam moom it boroom ngëneel gu rëy la jigéen la joo xamante ne dafa amee ay jagle yu màgg 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 d'ailleurs boo xoolee saar bi nga xamante ne moom lañ ko tudd moom rek lañ tudd ci alquran comme jigéen mooy Maryam te Maryamu boo xoolee 290 la Maryam te 290 mooy miroiru 92 maanaam 290 soo bëggee soo gisee xoolal soo maanaam miroir bi maanaam mooy nga jëlee 092 au lieu de 290 da ngay gis 92 ngay am te mooy Muhammad sallallahu alayhi wasallam comme si que ni borom subhanahu wa ta'ala daf lay day expliciter ci haqiqa sayyidatuna Maryam alayhi salam te le fait que aussi mu def saara bi mu ko tuddee mu nekk ci digg alquran maanaam muy digg bi moo xaaj bu njëkk bi sootul Kahf la ñu ngi tàmbalee xaaj bi ci des sootu Maryam muy kon njaal been maanaam fi digg alquran te mooy 19e saar bi nombre xarafu bismillahir rahmanir rahim ak mboolem maanaam secret yu bari yuy wër loo ci 19 te 19 mooy waaxid mooy wujud mooy existence waaxid mooy kenn ki nga xam ne xadara parce que xadaratul waaxidiyya mooy le fait que borom subhanahu wa ta'ala nekk al waaxid mooy kenn ki maanaam waaxid en fait waaw la boo xam te ne dañ cey yokk ahad maanaam ahad bu ñu yokk waaw ci kanam mooy waaxid ahad yaa ngi fàttaliku mooy 13 bi ñu la doon wax kon laqatu googu nga xam ne mooy baatin boobu en fait mi ngi feeñee ci waaxid mooy xadara bi nga xam ne xadaratul waaxidiyya mooy xadara bi nga xam ne mboolem turu yàlla yi ak melo yi foofu lañ daje avant xadaratul waaxidiyya domaine turu yàlla amul maanaam feeñu fa ci xadaratul waaxidiyya foofu la turu yàlla yi ak melo yi tàmbalee feeñ avant loolu turu yàlla ak melo yi feeñuñu zaat rek moo fi nekk ak zaatul mutlaq zaatul aliyya nekk gi te maanaam nga gis kon soxna Maryama alayhi salaam maanaam déjà saar biñ ko tuddee ak fa mu ne ak ainsi de suite lu muy tekki ak lan la ëmb te 98 aaya la am mooy Mahmoud Yonent bi sallallahu alayhi wasallam turu zahiram mooy Mahmoud ki ñu sant ki ñu gërëm te mooy tamit Allahu waahidu ahad mooy 98 bi tamit Allahu waahidu ahad nga xam ne dafa boole xadaraat yooyu yëpp feeñal ko nga gis ne soxna Maryam ba pare saar boobu mi ngi tàmbalee ci kaaf ha ya ayn sad te tur boobu muy tur Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi dajale mboolem xaqaa'iqu zahir ak baatin yi nga xamante ne ci la mboolem lu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di tëbbee yeneen yeneen yi alayhi salaam waxuma la ak yeneen mi jëfi ci tur boobu lañ génne loolu yëpp muy wane soxna Maryama kan la nekk moom it ci biir jigéen ñi le fait que mu nekk reflet Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu tudd ko moom kese ci alquran ak saaram bi gis nga ni mel ba pare Yonent bi sallallahu alayhi wasallam leeral nañu ne soxnaam la moom Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci àjjana te est-ce que xam nga ne keroog bi sayyidatuna Amina radiyallahu anha di gane bi sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam di gane àdduna soxna Maryam ak soxna Asiya ña nga fa woon radiyallahu alayhi wasallam radiyallahu anhuma ña nga fa woon kon loolu martaba maanaam day wane ni soxna Maryama mel asam ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon moom it
mu la yëgal ne moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax soxna Maryama mel ni mel alayhi salaam kon la naka noonu doomam ji yent yàlla Isa alayhi salaam mais nag am na ay liens yu yéeme yu xóot yu nekk seen diggante yoo xamante ne fii du place am waaye tamit ay relation yu xóot yoo xamante ne nekk na tamit seen diggante ak Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu parce que boo xoolee yent yàlla Isa alayhi salaam bi muy annoncé yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ismu Ahmad turum Ahmad la te aaya boobu mu ko annoncé mooy aaya numéro 6 ci saar bi nga xam ne mooy saar numéro 61 6 te boo bindee 61 6 da lay jox 616 mooy salaatul faatihi am na ay mbir yu yéeme yu nekk seen diggante yoo xamante ne fii du palaasam kon moom soxna kon yenent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kon kii di soxna Amina radiyallahu anha ki mu indil ko nitam ni kooku moo gën mu gën ki nga xam ne moom la soxna Maryama jànq bu sell booba nga xamante ne bi muy am doom sax dañ ko wolal ci moom boroom subhaanahu wa ta'aala mooy yabal ruuxam fa arsalna ilayha ruuxana muy yent yàlla muy Seydina Jibril alayhi salaam fatam ndax mooy ar ruuxul amin mooy ki ñu wóolu ki bu ñu waxee ar ruuxul amin mooy Seydina Jibril alayhi salaam mooy bu ñu waxee nag ar ruuxu kese kooku keneen la loolu yaatal nañ ko ci suratul Ma'arij bi wala boog taxaw nañ ci tuuti bi ñuy tafsir suratul Ma'arij bi ci bi ñuy wax ta'rujul malaa'ikatu war ruuhu ilayhi fi yawmin kaana miqdaaru 50 alf sana ci aaya boobu leeral nañ ko ci kon ruux boobu nga xam ne moom la boroom subhaanahu wa ta'aala yabal mu wol ci sayyidatuna Maryam alayhi salaam mu am doom mu yent yàlla Isa alayhi salaam waaye kooku li muy kéemaane yent yàlla Muhammad du moroomam c'est une évidence d'ailleurs bi muy ràññaane moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ko bàyyi ci ñaareelu asamaan si yent yàlla Isa salaam bañ koy yëkkati ci ñaareelu asamaan si lañ ko yëkkati comme ni ko wax inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka yow yent yàlla Isa salaam man dama lay roof ay nelaw ba pare yëkkati la ci man muy ci ñaareelu asamaan si maanaam loolu la ci jublu ba pare dama laa sellal laabal la yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom biñ koy yëkkati nelawloo wuñ ko yent yàlla Isa sallam pour mu yéeg ba foofa dañ koo nelawloo yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom dafa doon xoole parce que attan na lépp ànd ak loolu yëpp ak romb na fa yent yàlla Isa sallam nekk ba dem comme ni ko ñëpp xamee ànd ak loolu yëpp boroom subhaanahu wa ta'ala nee na ma zaaghal basaru wa ma tagha bëtam jéngul ba pare jéggiwul fuñ ko xolloo maanaam il n'était pas si impressionné que ça sauf que rek boroomam la doon gis ci lépp ndax dafa jeex tàkk ci boroomam comme niñ koy gisee ci bayt yi mu ne shammatathul amlaaku iz wada'athu wa shafatna bi qawliha ash-shaffa'u mu ne shammatathu ndokkale na ko al malaa'ikatu malaaka yi day ñoom ndokkale nañ yenent bi soxna Amina wala boog yenent bi sallallahu alayhi wasallam ndax bi mu gënee àdduna moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tisóoli comme maam Adama alayhi salaam ñu ne ko yarhamukallah mooy ndokkale loolu mooy ndokkale moo tax ndokklu moom mooy masalan ndokklu nit moom mooy par exemple nga ni ko maanaam mooy comme fi yent yàlla Haaruna wala tusmit bil aada bul ma ndokklu loo samay noon mooy sama noon yi kontaan maanaam loolu moom mooy ndokklu loolu nag dañ koy bañ ci jullit maanaam jullit warul def loolu maanaam di kontaan ci musibay keneen waaye bu dee nag ndokkale loolu dana ko def mu ne kon malaaka yi de ñoom ndokkale nañ ko
shammatatul amlaaku is ba nga xamante ne wadaatu ci la ko imbi ci la ko jur mu ne washafatna te saafara nanu bi qawliha ci waxam ja nettaleem ga ash-Shafaa sayyidatuna Shafaa bint Amr bint Awf bint Amr ibn Awf radiyallahu anha di yaayu Sayyidina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu nga xamante ne kenn la ci ñi nga xam ne ñooy al-mubashshiruna bil janna moom day moo nettali wax yu bëree bëri ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii moom la mel maa comme ni ko Sayyidina Abu Nu'aym al-Asfahani nettalee noonu la ko boroom siyar yi comme al imam Ibn Ishaq rahimahullah noonu la ko nettalee ak ñeneen ak ñeneen ci leeral lan moom mooy xew-xew yi nga xam ne moom la def mu ne lu xew mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam keroog rafi'an aji yëkkati la ra'suhu boppam maanaam bi mu gënee àdduna dafa sujjóot def baaraamam ni ñëpp yuumi sababata miqbadan asabi'ahu misal musabbih yarnul ulwa dha alami maanaam ni dafa ñëpp baaraamam yi mel ni kuy taaya maanaam kuy sabbal di taaya yëkkati baaraamam maanaam di wane ni moom boroom kawe la mais dafa sujjootal boroom subhaanahu wa taala te loolu ak day toroxlu mi ngi ci ndax boroom subhaanahu wa taala ci xadara bi nga xam ne moom mooy xadara boroom subhaanahu wa taala bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon laataa dara am naka noonu musul denc ci xadara boobu boroom subhaanahu wa taala lam ko wax mooy wasjud waqtarib wasjud sujjootalal waqtarib te nga gën sàkku jegeñ ma man yàlla moo tax daal man day nekk ci xaal boobu sujjóot boobu nag ñuy wax du sujjóotu jëmm ji kese déedéet sujjóotu xol la maanaam mooy sa xol toroxlu ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala daa iman di ko bàyyi xel loolu moom la ñuy wax sujjóot boobu et que sa xol du nekk di wommatu daa iman ci li yàlla bëgg doo nangu dara lu dul yàlla nekk ci te doo nangu dara lu dul borom bi subhaanahu wa taala lu ko neexul di ci doxantu loolu la ñuy wax sujudul qalbi xaqiqatan sujudul qalbi du comme nga gis ab jëmm buy taxaw di sujjóot comme ni nit kiy sujjóotee ñu naan xol bi sujjóot na déedéet voilà moo tax ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gëm yàlla dëgg ba yegg ci niveau boobu ñoom bu ñu jàngee ci ñoom alquran comme le alquran wax mu ne xarru sujjadan wa hum la yastakbiruna maanaam dañuy rot sujjóot maanaam loolu tegtalewul ne saa yu ñu jàngee alquran ci ñoom rek dañuy sujjóot déedéet li muy tegtale mooy ne dañuy wommatu dañuy toroxlu dañuy taaw seen xol day wommatu ci maanaa ak alquran bi ñu ne lii il faut que ñun ñu jël ko jëfe ko incarné ko doxale ko ñoom loolu moom mooy seen gis-gis maanaam sujjóot googu loolu lay junju naka noonu day stabiliser wu maanaam mooy tumaaninatul qalbi boobu alquran di junju maanaam ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ala waawee bi zikrillahi ci tudd yàlla kese mooy kon sa xel nekk daa iman yaa ngi yàlla daa iman da ngay fàttaliku yàlla daa iman sa xel day ne ci yàlla mu ne loolu tatma'innul qulub ci la xol bi di nekkee di dal daa iman maanaam mooy tatma'innu ci lay nekkee di dal saa su ne mooy lan mooy stabiliser wu bi mu stabiliser wu ci jikko yu baax yi kese parce que avant loolu jikko yu day am ay jikko yu baax ak jikko yu bon xalaat yu baax xalaat yu rafet xalaat yu ñaaw yu demewul noonu yëpp da ci mais le fait que nga nekk ci nga maanaam borom subhanahu wa ta'ala yàlla rek nekk ci nga moo tax moom day sujjóot maanaam mooy day toroxlul yàlla kese te Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu maanaam laataa muy gën a adduna la am loolu sallallahu alayhi wasallam te moo tax bi mu maanaam boo xoolee moo tax mu naan yéeféri wa idha quri'a alayhimul qur'anu la yasjudun suñu jàngee ci ñoom alquran ñoom duñ sujjóot maanaam mooy
suñu jàngee ci ñoom alquran ñoom yéeféer yi duñ sujjóot tegtalewul ne duñu nangoo sujjóot place yi nga xam ne moom la ñuy sujjóot ci alquran déedéet mooy ne seen xol du wommatu loolu lay tekki mooy al inxidaa wa tadallul mooy wommatu toroxlu ak wàcc sa bopp wommatu nangu ne lii la loolu yéeféer yi duñ ko defal alquran kon bu ñuy wax affaire sujjóotu xol faaw ñu bàyyi xel ne loolu mooy maanaam moo tax bi mu sujjóotee dafa yëkkati bopp bi mun a raafi ànd ak saxoo dafa yëkkati boppam mun a wa fi zalika wa fi nekk na ci zalika rafi googu yëkkati ila kulli su'dadin ci gépp càng imaaw ak junju allahu akbar nee na sallallahu alayhi wa sallam gis nga sallallahu alayhi wa sallam yëkkati googu mu yëkkati bopp bi nee na dafa am lu mu doon junjaale mooy day junj jëpp sang ne dëgg moom dafa yëkkatiku ci bépp wàll voilà maanaam gis nga wolof danaan la xam nga bu ñu dajee damay siggi maanaam siggi googu voilà mooy nit war na def lépp day yulli day ju it day coonam ba du taseeg ay mbokkam du taseeg ay jullit ne moom du taseeg ay nit ñu baax xattaa ñu bon ba pare di sëgg déedéet day siggi parce que waxul lu ñaaw deful lu ñaaw doxale wu ko amul comportement boobu du nag comme ni ko ñenn ñi yaakaare mooy jëfi maa tey awma compte bu ma rendre kenn lu ma neex laay def waxuñu boobu façon moom ak doyadi la parce que dangaa tànn lu lulul choix bi gën a yomb choix bi gën a yomb mooy nekk ci li neex sa bakkan kese ba pare comme que gis nga ne circonstances yi nga ne amul dara lu lay njett ngay wane ne c'est parce que amoo loo war a rendre kenn compte amoo koy kii yow libre nga nangam loolu day choix bi gën a yomb et que loolu ak càng nekku ci ak càng fi mu ne mooy nga nekk ci lu baax naam kenn njattu la kenn moomu la ku dul yàlla dëgg la kenn amul ci yow doole kenn sañulal def nangam ak nangam parce que dëkk yi nga ne loolu amu fa yooyu yëpp dëgg la wala bokk parce que tout simplement da nga nekk ci poste yoo xamante ne ak niveau social boo xamante ne dana la permettre loolu ok d'accord mais que li nga def ci yoon yow sa digganteeg sa bopp soo taxawee rek te yàlla rek la tax laa wax di nga xam ne sa comportement rafetul sa doxalin rafetul sa waxin baaxul sa jëfin du noonu xam nga ko mais da ngaa tànn choix bi gën a yomb mooy awma compte bu ma rendre kenn lu ma neex lay def faalewuma kenn mais nag dëgg la comme ni ko arab yi waxe wolof sax dañ koy wax soo yëkkatee sa loxo ndeyjoor ne faalewuma kenn yëkkatil sa loxo càmmoñ ne kenn faalewuma parce que tamit ni nga ñàkkee ni la nit ñi ñàkkee moom noonu nga ñàkkee moom nit ñi tamit gis nga siggi googu mooy ci kanamu nit ñu baax ñëpp da ngay siggi maanaam parce que da nga yore jikkoy sang parce que waxoo lu ñaaw defoo lu ñaaw doxalinoo lu ñaaw li nga def yëpp mooy li jaaru li yàlla bëgg ngay seet ci ngay dox li yenent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ci loolu nga ne ku mu neex na ko garaawul ku mu neexul garaawul amul problème loolu nag du li gën a yomb du li gën a yomb ci doxalin waaye mooy li gën a jaaru ci doxalin mooy li gën a rafet ci doxalin li gën a yomb mooy conformisme mimétisme mooy di dox ci li ñëpp yi dox comme nit ñi ni ñuy def nga xam ne même bu ñu demee sax marché
wala ñu dem ci magasin bu ñuy jënd sax duñ jënd ñoom liñ bëgg li nit ñi bëgg la ñuy jënd li nit ñi wax ne looloo xew li nit ñi wax ne ñoom loolu lañ bëgg ñoom loolu la ñuy jënd pas ñoom li ñu gis ne moom lañ bëgg doonte li nit ñi bëgg baaxul ñoom loolu la ñuy def loolu moo gën a yomb mais li gën a jafe mooy nga ni déedéet jikkoy sang la yor li may def damay xool ni mu gën a jaadoo ni mu gën a nekkee lu gërëmloo borom bi subhaanahu wa taala ni muy gën a kontaan loowee yenente bi sallallahu alayhi wasallam ma doxalee noonu ku mu neex garawul loolu c'est bien mais ku mu naqari itam ben je suis désolé mais mënu ma def leneen bu la naqaree garawul quoi non désolé wu ma sax parce que waru laa naqari su la naqaree nga dem nga toppatoo voilà mu ne moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne raamiqan aji jam la tarfahu ay xefam maanaam bëtam daf ko xool yëkkati ko ci asamaan si gis nga xool gi mu xool ci asamaan si mu ne loolu la muy tekki mu ne wa marma sànnikaayu ay na bëtu man képp koo xamante ne sha'nuhu ay mbiram al uluwu mooy ak kawe képp koo xamante ne say mbir mooy kawe yëkkatiku jëm ca kaw en avant rek te doo en arrière mukk kooku mooy al alaa mooy ca kaw maanaam mooy da ngay xool mbir yi kawe yi doo nekk ci débat yu futur yi xiiroo bi fii ŋaayoo bi fii xëccoo bi fii ku nekk di wax di parparloo di ku nekk di xaste fee wala muy tuutal kii muy doyadal kee wala boobu muy non yow doo nekk ci débat yooyu doo nekk ci débat wu ay yoo xamante ne vraiment amalu la njariñ ci kaw rek ngay xool lan moo ma jëmale kanam lan moo jëmale adduna bi kanam lan moo jëmale sama réew bi ma dëkk kanam lan moo jëmale sama askan kanam lan moo jëmale l'islam kanam lan moo jëmale yoonu yàlla kanam man lii lay xool maanaam noonu ngay xalaate voilà nan la ñuy def ba mu avancer lépp loo xam ne ay futilité la ay yu sew la comme niñ koy wolof di waxe yu sew loolu doo ci nekk moo tax ku nekk da ngay xool même xataa ba booy xool ci nit ñi sax ci réseaux sociaux yi da nga koy xam da ngay xool par rapport ak nit ki yi muy faral di publier moo lay wan dëgg-dëgg caractéristique am lu ci ëpp da lay wan caractéristique nit ñi bu dee nit ku tabe la da nga koy gis ci publication bu dee nit la koo xamante ne ku mën a muñ la wala boo koo xamante ne maanaam malgré que attaques yi muy jot yëpp da ngay gis du ci wax da ngay gis ne day feeñ nit koo xamante ne ku ragal yàlla la bëgg ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam day feeñ ci publication parce que ci loolu rek lay wax koo xamante ne même ñi nga xam ne même dañoo bëgg seen sëriñ da ngay gis ci seen mbiri sëriñ yi lañu ne après mu am ay subtilité aussi ci mbir moomu comme ni ko ñëpp xamee koo xamante ne say mbir xiiroo ko ŋaayoo la xuloo wax ju sew ci yooyu rek ngay publier say bind yëpp ci loolu lay doon koo xamante ne parparloo rek kay mbiram tamit da ngay gis loolu lay wax koo xam ne politique animal politique la da ngay gis ci loolu rek lay wax koo xamante ne par exemple sport yeeg yooyu ñoo ko neex ci loolu lay bind ainsi de suite kullu hizbin bimaa ladayhim farihun kuréel bu nekk ca la nekk fa ñoom la ñuy bëggee yàlla nañu yàlla def nag ñun ñuy bëggee yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñuy bëggee yàlla ak yenentam bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne sànnikaayu bëtu képp koo xamante ne ay mbirum mooy kawe moom mooy ca kaw c'est-à-dire que lu kawe rek lay xool du xool leneen te yenente bi sallallahu alayhi wasallam noonu la mel yenente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla rek a ko ñor moo tax yàlla rek lay xool yëkkati gi mu yëkkati ci asamaan si ndax mooy xiblawu ñaan mooy xiblawu ñaan bu ñuy ñaan mooy xibla bi comme bu ñuy julli ni kaaba gi nekkee suñu xibla mu ne watat te lii yëpp sayyidatuna Safa moo ko nettali radiyallahu anha ndaw su baax radiyallahu anha mu ne wata dallat mu ne te jegeñ na moom ci boppam moo ko nettali zuhrun nujumi
mooy leeraayu biddiw yi wàcc nañ ilayhi jëm ci moom maanaam moom sax dafa ne dafa wàcc ba nga xamante ne nee na man damaa foogoon ne nee na man damaa foogoon ne leeraay bi day daanu sama kaw mu ne wata dallat kon wàcc na zahrun nujumi leeraayu biddiw yi lii mooy loolu lañu idaafatu sifati ilal mawsuuf mooy leeraayu biddiw yi maanaam askanale ak melo bi ca ka ko meloo ilayhi jëm ci moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne fa adaat moo tax mu leeral bi dawiha ci leeram nga ndax ak daw comme niñ ko gisee moo gën a leer an nuuru comme jant bi ni mu gënee leer weer wi fa adaat mu leeral bi dawiha ca leeram nga lan al arja'u gox yëpp mu leer moo tax te loolu day junju ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy leeral fépp ci ñëwam moo tax wataraat doon na seen xusuuru njëndi Qaysara ca Qaysar maanaam lii xeetu tajnis la bu ñu tuddee dañ koy wax ñenn dañ koy wax tajnisul mutlaq ñii ni ko tuddee tajnisul mushabaha muy nuroo waale ci baat même bu fekkente ne maanaa bi du benn comme yaa asafa ala yusuf comme aslamtu ma'a Sulaymana nga gis ne baat yi dañoo nuroo yaa asafa ala yusufa gis na waaye sama njàqare waaye sama tiis ala yusufa ci yusufa maanaam yusufa doom ji la mais yaa asafa alayhi gis na comme ne wa aslamtu jébbalu naa ma'a Sulaymana ànd ak yent yàlla Sulaymaan alayhi salaam voilà comme fa aqim wajhaka lid-diinil qayyim comme azifatil azifa maanaam yooyu yëpp loolu la mooy xeetu tajmis googu moo tax boo xoolee ci bëy ci xasida bi xoola yaa sama an ma tawala tasa waqat xaala minka duunahu sanan wa sana'u gis nga sanan wa sana'u maanaam da ngay gis ni mbir mi nuroo waale ci moom da ngay gis ci xasida bi yëpp day wax waxil yu nuroo yooyu kon mu ne wataraat doon na seen xusuura Qaysara maanaam normalement raa la rek voilà maanaam gis na waaye boo ne taraat day mel ni dañuy gisante fekk maanaam mooy li muy tekk mooy keneen bu ko bëggoon a gis dana ko gis wa taraat kon seen danaan gis xusuura Qaysara njëndi Qaysara yi ca Ruum biir Ruum yi ca Ruum mooy empire byzantin foofa man koo xamante ne daaruhu këram gëmu dëkk al-Batha mooy Makka maanaam al-Batha mooy dëkk Makka dinañ ko wax léegi insha allahu taala mooy ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam d'ailleurs wax na ko ci xadis bu nekk ci Musnad imam Ahmad rahimahullah xadis Sayyidina Irbaad ibn Saariya radiyallahu anhu naka noonu imam Ibn Hibbaan tam solo na ko rahimahullah Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne inni inda Allahi la xaatamun nabiyyiina wa sa'unabbi'ukum bi awwali dhaalika ci beneen riwaaya mu ne wa sa'unabbi'ukum bi ta'wiili dhaalika muy wane ne kon awwalu dhaalika li muy tekk mooy ta'wiili dhaalika daan ni da'watu abi Ibrahim wa bisharatu Isa bi alayhi salaam ak ci beneen riwaaya wa bisharatu Isa qawmahu wa ru'ya allati ra'at ummi naka noonu ci beneen mu ne wa ru'ya ummi allati ra'at annahu xaraja minha nuurun qad ra'a wala qad ru'ya biha qusuur Qaysar man may fa yàlla ci tëj mboolem yenente yi alayhi salaatu wassalaam te dinaa leen wax njàlbeenug loola maanaam mooy loolu njàlbeenug feeñam lay tekk lu koy waral mooy beneen riwaaya ba ne dama leen di xabaare bi ta'wili zalika ci gëndale loolu maanaam nan nga ko mën a xamee mooy interprétation war na nan la demee mais Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy kii nekkoon kii nga xam ne moom moo tëj yeneen yëpp alayhi salaatu wassalaam te tëj googu da leen a tëj ci temps mais da leen a tëj ci maqaama ci anam goo xamante ne lépp lu jóge ci yàlla balaa moo ñëw ci ñoom yeneen yi alayhi salaam ci moom lay jaare loolu mooy xaatam moo leen tëj plafonné mu ne
ba pare am na ci beneen riwaaya sax daf ni wa inni la xaatam fii ummil kitaab la xaatama nabiyyin ci ummul kitaab loolu beneen mbir la maanaam muy cosaani xam-xam yi borom subhaanahu wa ta'ala muy nday téere yooyu nga xam ne téere buñ joyal la man maa fa nekkoon ki tëj yeneen yépp salaam mais dinaa leen wax loolu nan la interprété woon nan la feeñee ndànk par ndànk ba ñëw ba génn mu ne sama maam Ibrahima alayhi salaam ñaan nga mu ñaanoon mana yent yàlla Isa alayhi salaam man la bëggale woon nitam ñi waaye tamit sama yaay di radiyallahu anha gis ga mu gisoon nga xamante ne dafa am leer bu génnee ci moom ba nga xamante ne ku nekkoon maanaam ci fi mu nekk Makka sax da ngay gis kusuur maanaam jéndi Qaysar yi mooy palais yu wax bu Qaysar yi ci Rome loolu mooy kon képp koo xamante ne dafa nekkoon foofu dana gis ci leer googu koo xam ne këram mooy lan al-Batha Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci turam yi mooy al-Abtahi al-Abtahi mooy ki nga xam ne moom moo dëkk ci fi ñu tuddee al-Batha xam nga Batha day tekki ndox moo xam mooy fu sew de am maanaam ndox mu bari fu mu am ba gisatuñ ndox ma maanaam place ba nekk ba nit loolu la ñuy tuddee Batha te mooy kon aw xur wu rëy woo xam ne ndox fa daan jaar wala ndox jaaruwaayu ndox la voilà ci gàttal loolu la gis nga al-Batha boo ko xoolee 53 la wala 52 ndax taa bi 9 la wala moom nañ wax baa bi mooy 2 taa bi muy 9 muy 11 ak xaa bi muy 8 muy 19 ak ñaari alif ak hamza bi muy 20 ak 21 nga boole ko ak alif bi bu njëkk bi mooy 22 nga boole ko ak laam bi di 30 muy 52 maanaam mooy fan cosaanu lépp mooy sant nga borom subhanahu wa ta'ala maanaam borom subhanahu wa ta'ala ñu koy indi ci Makka te même Makka sax boo xoolee lillahi la mooy 65 mooy lépp di dellu ci yàlla yi kese maanaam kon di gis ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam baatinam ak zahiram dañoo nuru maanaam xaqiqa yi feeñ ci zahiram ñoom maanaam dañoo am ay relation yu étroite ak xaqiqaam yi feeñ yi nekk ci baatinam moom Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon insha allahu taala ñu daal di yem foofu ci jotaay bi wallahu taala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin